voilà asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi nga xamante ne yéen a ñuy suivre si jàmm ji info.net ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wàccal seen wàccuwaay kontaan dalal leen tey nag équipe jàmm ji info.net dafa ñëw fii nga xamante ne moo di Yoff fekk fi ki nga xamante ne moo di Ousseynou ñu gën ko xam ci Weuz Laye dalal ko nag mu doon ko xamante ne day yëngu ci wàllum musique di waajal nag anniversaire am suba incha allah ñu ñëw tey pour waxtaane ak moom loolu Ousseynou nuyu nañ la. ñu ngi lay fay soxna si di la béggee bu baax di la ziyaare di leen jox seen wàccuwaay yéen nit si teewaay bi ngeen fi teew. Ousseynou suñu première question mooy Ousseynou naka fan la tàmbalee ci carrière musicale. waa ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad Seydina Limaamu Laay sunu yaakaar di nuyu Sénégal gépp di leen nuyu. waa di wax ni nag maa ngi nuyu sama yaay bu baax ak suma kilifa njin jong tekk seen loxo ñu tasaare ko njaboot gi yëpp donc kon carrière bi mën naa ni waa am naa yaakaar ni yàgg na lool am na léegi suma jumul maa ngi dugg sama 16 ans de carrière donc kon carrière bi daal fi mu tàmbalee difficulté la woon balaa ñu doon comprendre si mbir yi famille kii si karkat yi wala nangama naam kii nan lay mën a defee musique donc ñu dem ba tey nag ñuy door a comprendre ñu bari ñuy léegi comprendre que ni jamono ji ak jamono bu njëkk yamul woon jamono ji musique showbiz léegi ñëpp xam ni business la liggéey donc kon looloo tax nag léegi ñu ngi sant yàlla ndax ñëpp ñu ngi nuy jox seeni xalaat di nu encourager di nu dooleel ba tey jii nag ñu mën a egsi fii tey. 16 ans de carrière yombul mën nañ xam ñaata cassette depuis lors ñaata cassette nga génne. waaw man nag ay live la ëpp lu may génne enregistré woon naa album depuis 2009 am naa yaakaar ni boobu maa ko produire woon sama bopp bi ma koy produire sama bopp ma enregistré yëpp def ci xaalis nag. ma ko enregistré ba pare ma toll ci duplication dama ko doon taqale ci jamono jooju taqale bi mooy damay dem live su ma demee live pour am dara teg pour affaire yi dajaloo pour ma mën ko dupliquer mais ci diggante live boobu diggante bi ma ci live yëpp dama mujjee xeeb li ma defoon door a xam ni nag looloo sax waral sama patience tey bi ma am ci dal ci teey ci am dal bu baax parce que expérience xaalis ba ma dugal fee enregistré fekk ñoragul maanaam li war a ñor yëpp ma xam ni bu ma gënoon dal xaalis ba ma dugal tey ji li fi nekk tey nag bu génnee ci lay gën a am sens donc looloo tax ma posaat album bi tegaat ko ci suuf ni naa def lu gën a taxaw ba pare door a def album beneen boo xamante ni maa ngi koy dinaa ko jox sénégalais yi ak bitim réew looloo waral nag diggante bi ay live laa ci ëpp lu may génn. ay live ay YouTube bi Weuz Laye live rek nga fay fekk concert yi soirée yi donc ak audio live yi donc loolu lañ ëpp lu ñuy génn jamono ji mais dafa gunu génne gunu album bi nga xamante ni en studio la génne gunu ko quoi ci marché bi mais def nañ ay single. donc doon nga ko miin di def live léegi live yi par rapport à tey ji sénégalais ni ñu koy consommer est-ce que yaa ngi ciy gis sa bopp. boo seetloo boo laajtee wala nga ko déglu samay publicité ñu ngi ciy def le nouveau prince du live lañ ciy wax ba tey suma benn grand léegi buy présenté sax du wax le nouveau prince day wax le prince du live jamono ji lay wax parce que mbappat googu tey moo nu ci génn ba nu mën a toll fenn fi yàgg nañ ci te tey dem nañ ci ba dimb expérience boobu tey jàppale nañu ba live bi tey nit ñi teewaay bi ñuy teew moo tax tey ñu ngi koy consommer bu baax a baax a baax a baax. live bi Dakar kese lay yam wala tàmm nga aussi di def ay tournée nationale wala ay internationale aussi. ñu ngi si de xam naa ni yàgg na dem si sous-région yi di jouer ànd ak ay nit di fa participer. waaw nit ñi tamit di ko apprécier ba fa la ñuy amee ay soppe yoo xamante ni franchement dinañu ci rejoindre saa su ne di nu woo di jokkoo ak ñun di ñu invité ci ay programme loolu lépp live bi moo nu ko may live bi nu ko may. anniversaire bi di suba incha allah mais
lu tax nga tàmm fii nga xamante ne moo di yëngu leen pourquoi pas tey dañ koy wax manager sax dañ koy wax ñu ne tey jii nga dem soobu grand théâtre doon loo xamante ne mythe la léegi te comme que yow yàgg nga ci carrière bi c'était normal bokk pour ci li ma foog nga dem directement grand théâtre. waa xam nga nit ki moom c'est-à-dire yuréet baaxul waaw xam nga tepp moo gën yuréet te làmmiñ baaxul ci doomu aadama. te booy def nit ñi ci boppam mu jëlaa génn ni la noonoo ñun soxlootuñu fii demal grand théâtre moo gën nga xëy ni yuréet woo leen ci loo xam ne te pourtant joué naa grand théâtre mais ci ay nit ñoo ma engagé joué naa fa Nabou Diagne Salvador programme grand théâtre man maa ko joué def naa anniversaire Sorano kon donc tey li tax ma choisir yëngu leen dafa am loo xamante ni des fois da ngay gëj sur scène jamono yi dama xawoon gëj sur scène nekkoon ci ay liggéey yoo xam maa ngi koy def donc kon fi ma mën a dajalee samay nit waxtaan ak ñoom anniversaire bi waxtaan laa ko def may dajeek ñoom rek wan leen ni nag léegi nag préparer leen maa ngi ñëw léegi nag peut-être préparer leen maa ngi ñëw fii waxtaan la goût avant première la léegi nag déwén rek ñu song fi nga xamante ne est-ce que luñ song stade sax mu gën a neex. voilà foofu sax laay ñëw parce que fi mu ne nii rappeurs yi ñeme nañ stade yi yéen ñi nekk ci milieu mbalax mi acoustique bi lu tax ñemewu leen tey jii soobu stade yi. waaw pourtant nag gars yi c'est-à-dire xam nga boo gisee étape par étape la ñuy def étape bi mooy dégg naa ay nit yoo xamante ne ñu ngi wàcc stade. donc kon ñun ñu ngi waajal aussi tamit ay mbir mais stade yi yëpp mbir yi da ngay dem parce que tey nit ku nekk ak sa public te tey soo seetloo public yi ñoo bokk boo xoolee tamit ñiy ñëwal rappeurs yi ñooy ñëwal mbalaxmaan yi kon donc mbir yi dafa laaj ay biens yoo xamante ne peut-être nit ñi organisation bi dañ koy waaj parce que li ci préparation stade bokkul ak grand théâtre bokkul ak Sorano stade foog nga pare dëggantaan pour du cadre woo nit ñi ñëw nit ñi mën nañ fa ñëw mais kuy dajale ay nit foog nga xool luy sécurité bu doy foog nga xool li ngay organiser ñu ngi fa yóbbu lan la ak na nga koy defee nangam te pourtant nag location bi sax stade ba mën na gën a yomb que grand théâtre donc kon mbir yi ay étape la aussi tamit ak des fois mu nekk producteur yu dëgër des fois tamit nga bëgg def benn affaire toll ci war ko def ñu defal la ko des fois day gën des fois nga defal ko sa bopp day gën donc kon yooyu yëpp nag da nga ciy bàyyi xel moo tax duñ tëb rek ni yuréet mais stade sax mën na nekk bientôt suba waaw. léegi ñu gis ci mbalaxmaan yi presque ñoom seeni tam yëpp ay mbëggeel moo ci gën a bëri te jamono ji toll na foo xamante ne tam yi bëri na gàllankoor yi bëri na ci àdduna bi donc tam yi bëri na Ousseynou tey Weuszlaay lan yan tam lay gën a développé. waaw loolu moom soxna si ñi ñëw suma live di déglu samay son am naa yaakaar ni ñoom dañ koy apprécier si man bu baax mbëggeel dëgg la ndax sa digganteeg sa yaay sax mbëggeel la ciy dox sa digganteeg sa liggéey mbëggeel la ciy dox sa digganteeg doomu aadama yi mbëggeel la ciy dox mais amour bi dëgg la moom la gars yi gën a favoriser mais donc man samay thème lu ci ëpp démb rek suma yi ma war a jouer ku ñëw yëngu leen le 18 janvier incha allahu rabi di nga xam ni Weuz mi am na ay morceaux yoo xam ne exemplaire la ci àddina te puis way li ci gën a neex nga jóge fi muy sax nga nekk fi muy sax nit ki wéet rangooñam taa mu wéetali kook moom nit ki nekk ci jafe-jafe teg ko déglu ngir mën a soulager wu yooyu yëpp nag yow waykat bi yow yaa dem ba ci télé waa jàmm ji info set si la nga toog jàkkaarloo caméra bi li nga war a def yaa fekk ku si nekk ci biir néegam fekkatoo ko ci biir néeg sax da nga ko fekk ba ci ay loxoom ci portable am wan ni ko maa ngi nii kon donc saa su ne war nga satisfaire ki lay seetaan satisfaction bi mooy ki xëy dem di am coono war na mën a dem ba mu yàgg bëgg décourager mu play jàmm ji info mu gis si nga naan kan bul décourager si thème ci comportement ci xalaat kon donc porteur de voix loolu lañ ko soxlaa woon loolu lañ ko yittee woon
loolu lañ daan xaar ci moom. Bu fekkee nag li nga xamante ne xale yi sax boo leen rombee ci mbedd ñun la je t'aime moom nga waaye xale yi dañ naa laan xam nañ ko ba pare on t'aime lan lay wax. suñu papa Thione defe naa moo ko wax nee na wéy bi bu diglewul yeetawul ay naxaatal. li te boo seetloo démb rek maa ngi koy wax benn exemplaire suma benn morceau xam naa bientôt dinañ ko gis ci marché bi maa ngi naan dama bëgg a gis gaañi yërmande est-ce que moo ngi am ci sunu biir dama bëgg a xam solidarité gaañi loolu baax na sunu biir ma ni lii suñ ko defee ñëppay avancé ma ni ndaw li ne ci yoon te bëgg liggéey waaw yow soo ko mënee dimbali ko moo xam góor la ba muy jigéen waaw yow soo ko mënee jàppale ko bul ko yaakaarloo muy dem ak ñëw yow soo ko mënul nga la wax ko ni ndaw si bëgg a liggéey dimbali ko ma ni bul ko santage jàppale ko dafa nekk ci yoon bëgg dimbali yaayam waaw soo ko mënee dimbali ko. xam nga loolu li tax ma koy def maanaam nit ñi léegi boo xoolee yaakaar yi tas bari na koo wax mun la ñëwal jaaral amul problème andil ma say këyit naa la jël te yow mi koy wax wóor na la ba wóor kii nga koy wax ni da nga ko wax ndax nit ñi toog mu jugee fii yàlla bu yor ñaar téeméer nag wala benn téeméer taqale ba am paas 100 francs dem Colobane ñëw sa bureau ñëw nga engagé laaj ko suba sax boo xefee nga ne ka demaatal boo demee nga légaliser te yow mi koy laaj wóor na la ba wóor yow mi toog kii dossier bu la ko joxee sax doo ko jël. loolu dañ koy dund yamul kase ki si yor dossier bi ndax nit dina ñëw jox la dossier nga fekk ci ay parents am wala boole laa ko ma xam nangam te et puis loolu nañ ci bàyyi xel bu baax nga ne non kii mën naa ko jàppale ndàngam léegi nag démarche yi mu doon def mu jël kayit yëpp ñëw jox la nag te naan yaay ñaanal ma am na ko ma jox dossier woo na ma ba mu déposé naa nga te yow dala wan ginnaaw nga jël ko dugal ko ci toile boo xam ne toile boobu boo ko ubbee rek kayit bu la intéressé wul moo fa dugg donc kon amul sens. ba ci nit ki ngay dimbali bu ñëwee dina laaj ndimbal ak lu mu mënti doon bu fekkee téeméer te soxla juróomi téeméer nekk téeméer yi de laa yor mu xam ni jëlee na ci yow téeméer mu dem lijjanti feneen ñaar téeméer wala ñeenti téeméer donc ak keneen ku mu mënti doon ci phase yëpp nag ci phase yëpp ci côté ñi caabi féete ginnaaw ku ci mën solidaire xam ni kii innocent la ñu mën ko dimbali may ko sens nan may ñi sens ñi nga xamante ni société bi xam nañ ni njuumte la nan leen dimbali may leen ñu amaat sens loolu dafa am importance ci société bi fi ñu toll nii ndax bari na ñoo xam seen avenir yàqu na si njuumte. bari na ñoo xamante ne dugg nañ ci innocent ba yàlla nattu leen ci fi mu nekk day giiru dund mën nañ yàqu léegi nag bu leen mayul deuxième sens loolu du nekk leçon si ñoom ndax nit ki jaar leçon la kon nag loolu dañ koy ëmb ci sooy dimbali nit loo man ne ko lii la mu jël loolu te dem tànte beneen sens nit ki tamit bu nekkee ci yoon di góorgóorlu li ma wax sànq ni ndaw si bëgg a liggéey dimbali ko bul ko chantage boo amoon rakk mu génn di ut ay xaalis ci xale yu góor yi di ko ute beneen façon di nga triste di nga am lu la metti kon tey boo gisee jigéen mu ñëw ci yow bëgg liggéey daan dooleem pour dimbali ay waajuram xoolal ni sa rakk moo génn di ut liggéey nga dimbali ko jàppale ko yooyu nag dina am sens trop que chantage bi promotion yi gars yi di wax wala nangam ak naam kon donc ñun porteur de voix lan loolu lañ fi nekkee jàmm ji loolu lay dox. boo gisee ñu naan jàmm ji daal lépp daal la nekk jàmm te ko ci dugg rek gis sa bopp waaw loolu la. voilà suñu mbokk internet yi ba tey ñu ngi jàkkaarloo ak ki nga xamante ne moo di Ousseynou mu ñu gën ko xam ci Weuz Live fii si suñu ëtt maam Seydi Limamou Laye ba tey balaa ñuy jeexal émission bi Weuz sa diggante ak artistes yi nekk biir Sénégal. waaw ok waa ñoom ñëpp samay xarit la man bañ naa ko sama génn bariwul. mais su ma génnee xam nga lu ñuy wax daan tey dama am gan waaw ndax su ma dégganteeg ñoom damay xëy di dégganteeg ñoom damay waxtaan ak ñoom damay diisoo ak ñoom yooyu yëpp nag nekk wóllëre ak oyof dal
nekk ak ñoom yitte moo tax parce que doomu aadama moom waxuma la sax ñi nga bokkal liggéey waaye saa su ne ñi nga dëkkal ñi nga yeewu di taseel képp kuy doomu aadama jinne sax boo ko mënee xam pour takk nga xarit di séq ak moom jàmm ak salaam séqal ak moom jàmm ak salaam waaw waxatuma laak nag ñi nga xamante ni yow ñooy say collègue ak ñi nga xamante ni yéen a bokk li ngeen def bëggante rek xal bi moom bu amee solo mooy yaatu gi bu amee tamit luñ ciy soxla mooy kiiraay gi ndax xol moom bu leeree lépp leer waaw kon nag loolu moom ñu ngi ci saafonte ak ñoom bu baax wax ñëpp samay xarit lan. émission bi tamit dafa am ñaari question phare yoo xamante ne man dama koy faral di poser samay invité Weuz Laye benn affaire bu la gën a métti sa àdduna ak lu la gën a neex sa àdduna. li ma gën a métti de li ma gën a métti de xanaa mooy lanati la sax lan laa def man est-ce que fàttewuma lépp ndax doyloo suñu borom. man de yaakaar naa lépp lu may métti rek damay areeraat ne ki ma ko teg jaamu yàlla la te yàlla rek kay teg nit loo xamante ni yow dala war a metti nga ni alhamdulilah li ma gën a metti du ma ni metti na ma wala du ma ni wax nan laa ko mën a waxee li ma gën a metti daal te mu neex ma lool dama naan li ma jotagul loo xamante ni doomu aadama bu ma xool rek war la mën a dimbali loolu rek laa jotagul te xam naa ni duma ni sax metti na ma naan loolu daal laay taaxirlu mu nekk sama loo xam ne sama mbibét la luy nekk sama xol xam nga luy nekk sa xol wala doomu aadama ñëw diis la loolu bokk na ci may gën a metti ñëw rek diis la te fekk fi li muy soxla te nga bëgg ko te mënoo ko dalay metti waaw loolu bokk na ci li may metti. incha allah sax day ñëw ndax nit ki moom li nga yéene rek loolu la yàlla di andi li nekk sa xol loolu la suñu borom di jox. li ma gën a neex nag waxaguma ko li ma gën a neex xëy jàkkaarloog doomu aadama yëpp ñu am jàmm loolu rek may neex. kon Laye Mactar kontaan nañ mais tamit mënoo ñëw tey jàkkaarloo ak waa Jàmm Ji Info sa orchestre du jàmm tamayo ñu dara ci Jàmm Ji waaw. waa léegi tey la 17 suma jumul diggante démb ak tey la ñuy fàttaliku Ndongo Lo waaw moom eeram boobu am naa ay eeru jàmm yu bari waaw ndax dañ naan am na yu ma way ci jàmm mais eeram boobu dafa doy waar mooy jàmm ji may ñaan ngir ñu booloo après mu naan li nga dul def ci kër gi muy lu ñaaw bu ko def ci mbedd me li nga dul def ci mbedd me muy lu ñaaw bu ko def ci koñ be jàmm ji may ñaan ngir ñu booloo jàmm ji may ñaane ñu tàppe xol yee loolu jàmm morsam boobu nag bokk na ci jàmm yi ma gën a neex ci woyu jàmm kon nag loolu waa Jàmm Ji tamit info ñëw nga xam si jàmm rek la ñuy dox ànd ak sama jigéen ànd ak sunu caméraman kon donc bu ñëwee jàkkaarloog borom jàmm ji day gën a neex mi ngi noonu kon nag yàlla na jàmm sax waa di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant suma yaay di sant sumay xarit sant suma kilifa gi Njiin Jong sudu libaas di sunu taaw teg loo sant gi ci loxo mu séddale ko kër gi yëpp waaw di sant tamit ñi may jàppale ci côté liggéey bi may liggéey ak ñi may ñaanal waaw loolu moom du ma jug si di ko wax yëpp koo xamante ni mus nga def benn geste ngir lu ma sagal maa ngi lay cant képp koo xamante def na benn affaire bu nekk loo xamante ni man maa tax nga def ko maa ngi lay sant ku lim amaana doo juum mais day am ñoo bàyyi ci ñi nga war a wax day am ñoo bàyyi waa bitim réew bàyyiwuma kenn du ma tudd tur ndax su ma tuddee tur rek damay am ñu ma desal ñu am importance ndax xel matul alkamalilaay yàlla rek a mat donc kon ñëpp laa boole cant gi ñëpp laa boole gërëm gi Cambérène gi ma juddoo bi ma yaroo
dëkku maam Seydina Issa Rouhou Laye ak feneen ak feneen ak feneen dëkk yëpp ba ci àddina mu baawaan kon donc gërëm naa ñëpp waa jàmm ji di gërëm waa jàmm ji tamit info di gërëm ñëpp kontaan naa ci suma soppe yi suma xarit yi suma kilifa yi suma jigéen ñi suma mag yi suma rakk yi ak sama xarit yeeg ñëpp gërëm naa leen sant naa leen asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen jox rendez-vous nag le 18 janvier nag fekk leen loolu incha allah rabi. voilà suñu mbokk internet ci jàmm ji info.net lii lañ leen andiloon tey ci seen émission noo ko jàngate jàkkaarloo woon ki nga xamante ne moo di Ousseynou ñu gën ko xam ci Weuzi-Laye li nga xamante day waajal anniversaire am le 18 janvier 2020 incha allah. fii nga xamante ne moo di yëngu leen duñ génn fii tamit te ñaanaluñu ki nga xamante ne moo fi nekkal waa Ahlul Bayti Laay di suñu maam Ablaye vraiment doon ko xamante ne man maa ko bëggal sama bopp yal na ko fi suñu borom yàggal du ma jeexal nag te santuma gërëmuma ki nga xamante ne moo di sama càmmeñ lakkale di sama caméraman Mohamed Samb di gërëm sama équipe technique bi Coumba Ndofène Diouf Muntaha Ba tamit di leen sant di leen gërëm yéen ñi nga xamante ne yéen a jàkkaarloo ak ñun chaque jour ñu ngi jot seen message ñu ngi jot seen encouragement vraiment dañuy jàppale bu baax dinañ gën a góorgóorlu ci lépp luñ mën a mën incha allah joxaat leen dig daja rek ba beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullah